بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mbokk jullit yi mbokk téléspectateur Ila Hira ci TFM religion. Ila Hira ñëwaat na ci beneen émission boo xamante ni Cheikh Tahir Fall bu Pire moo ñu ci jàppale comme ni ngeen ko miinee depuis quelque temps quand même. ñi sant képp koo xam ne yaa ngi participer ci émission bi moo xam xalaat bu rafet la moo xam commentaire la ci réseaux sociaux yi moo xam Facebook la moo xam Hira Excellence bu nekk YouTube. li gën a simple la mooy nga abonné si donc tout le temps di nga am naturellement fichier bi di nga ko mën a télécharger sa téléphone di nga ko mën partager. Alhamdulillah, on avait parlé de la purification muy doomu aadama dafa war a sell ci biti ak ci biir ba dëppoog li nga xamante ni moom la borom ba mu sant la bëgg ci moom. Cheikh Tahir Fall tey duggaat nañ ci daara ji dugg ci Ila Hira bee paas yaa ngi gënoon ci purification mu nekk loo xam ñëpp rafetlu nañ ko tey bu ñu duggaatee ci biir daara ji même question bi ñuy yàgg posé ñëpp miin ko daana ko moom mooy lan ngay teg ci taabal bi. waaw alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala xaaj Biram ñu ngi lay nuyu di nuyu mbooleem ñi topp suñu émission Ila Hira ci TFM religion di am mbégte lool ci réaction yu rafet yi nga xam ne ñu ngi ñuy dikkal ci réseau yi comme ni ko xaaj Biram waxee. waaw tey de Ila Hira defe naa ni danañu dugg nag tuuti dem nag tuuti ci école yi ñuy jàngalee defar nit li ñuy tuddee développement personnel danañ fa indi benn mbir rek xam naa ay yëf yu bari la war a doon waaye tey benn rek lañ ci indi mooy as sakina nag buñ ko bëggee firi xam naa du sore dal ci wolof baatu dal du sore tam baatu quiétude wala baat yu mel noonu ci français sérénité du sore baat yooyu ci français voilà boobu xam naa ne nag li tax ñu indi ko mooy fi ko alxuraan dugal ak nu mu amee importance ci nit li mu doon ak war a jàmmaarloo ko àddina bi defar ko loolu moo tax ñu tànn waxtaan woowu. donc Cheikh Tahir Fall tànnal ñu benn thème bu am solo mooy la sérénité moom mooy dal la quiétude doomu aadama dafa bëgg loolu dafa bëgg dal dafa bëgg nekk foo xamante ni kenn du ko perturbé boo xoolee sax doomu aadama sax li muy sonn yëpp pour loolu la bëgg nit ki doon lang ci oto tey dal ba nekk ci biir oto boppam bëggoon a nekk ak mbooloo mu bëri ci biir néeg bëgg na dal ba nekk ci néegu boppam loolu nga xamante mooy li gën a yomb ci sérénité doomu aadama bëgg a wér rek nekk ci quiétude. Et je pense que jamono ji dañ soxla loolu on a besoin n'est-ce pas maanaam d'être sincère waaye itam n'est-ce pas d'être calme aussi maanaam ñu jubóog suñu xel waaye ñu jubóog suñu penc. Cheikh Tahir Fall la sérénité ak sakina pourquoi nga tànn ko. waaw wax naa la tuuti ci loolu sérénité melokaan la buy nekk ci nit wala tolluwaay wala xaal buy nekk ci nit la. boo xam ni daf koy may mu nekk ki mu nekk mat entier mu mat ñumm du ñàkk benn ci ko yàlla jox maanaam faculté nit dafa judduwaale ay man-man ci intelligence ci problème maanaam problème bu ne sa kanam rek yàlla bindoon na ci yow defoon na ci yow réserve loo xam ni waajaloon na loolu pour mu saafara problème boobu nekk sa kanam waaye nag ñàkk sérénité moom mooy tax nit dafay sànni ngànnaayam yooyu ni nit ki doon yore fitalam di xeex ba dem ci situation bu tàng boo xam dafa métti te raglu mu sànni fital gi nit ki ñàkk sérénité dafay sànni xelam dafay sànni pexeem dafay sànni calculam ci ki mu war a jàmmaar lool dafay sànni yi nga xam ni moom mooy tax mu mën a mën a daan li ko song donc ci développement personnel nit mënul am ci àddina xam-xam ci jëfandikoo lu koy tax a nekk leader lu koy tax a nekk kilifa lu koy tax a nekk nit lu koy tax a mën a saytu àddinaam liggéeyam ak dundam ak yépp mënu cee jëfandikoo lu ëpp solo
as sakina parce que sakina mooy commandé yooyu mu am yépp pour mu mën koo jëfandikoo bu amul dal gi du ko mën a jëfandikoo. alhamdulilah donc mbokk yi gis nga oustaz tey dafa dugg il veut taquiner ce qu'on appelle les écoles modernes en tout cas l'enseignement moderne moom mooy jàng bu bees bi gis ngeen ñu ñëpp mii nañ léegi ci université yi wala ci école yu mag yi kenn ko nekk mi wax développement personnel. Je veux être leader, je veux être influent damaa bëgg nekk njiit damaa bëgg ñu bàyyi ma xel ba yenn saa ñu naan que koo boo ko jamono rek bàyyi na la xel oustaz nag tey mu bëgg ñu indi thème boo xamante ni bu am solo la moom mooy dal. Je pense que dal lépp moo ko soxla balaa may wax ñëpp ñoo ko soxla lépp moo ko soxla balaa may wax ñëpp ñoo ko soxla tey weñ bi dafa dal ba nangoo nekk moteur pour oto bi mën cee daw. mais chauffeur bi dafa dal ba jàng xam-xam nu ñuy dawale ba mën dawal donc tout le monde a besoin d'être serein d'être calme Cheikh Tahir Far bu ñëwee ci biir Alxuraan Karim jël as-sakina mu nekk benn outil comment le Coran traite la sérénité. da ngay seetlu bu ñu duggee ci biir Alxuraan ni saa yu yàlla dee wallu nit maanaam bu nit jàmmaarloo ak jafe-jafe àddina ki gëm yàlla di faral mbaax tax koo jóg mu koy xeexal di ko waxal di ko defal ki gëmul yàlla ki yàq di faral safaan ba ñu jàmmaarloo yàlla bu bëggee wàllu nit du ko abal jaasi du ko abal fital du ko abal yat mais benn affaire rek la koy roof mooy sakina bu ko roofee sakina parce que yàlla joxoon na nit ki li saafara problème yi waaye da koo ñàkk ndax situation bi yàlla da koy joxaat li newoon ci moom ba tax mu mën a jëfandikoo lu mën a saafara problème bi mu daal di saafara problème bi laqad radiyallahu anil mu'minina id yubayi'unaka taxta shajara fa alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alayhim fa alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alayhim wa asabahum fathan qariba boo toppee baatu sakina ci alquran dikk lu mat ëpp fukki yoon tuuti benn yoon bu ci nekk bu dikkee dafay ñëw ci contexte boo xam ni nit dafay perturbé wu situation bi dafay rëy te ku ñàkk solo ci àddina ku ne ñàkk mën a nekk li nga doon ci kanamu àddina la ñàkk mën a tekki li nga war a doon dëgg-dëgg retrouver say faculté yi yàlla def ci yow moo la tax a ñàkk solo ci àddina mais képp koo xam ni yaa ngi mën a garder say man-man ki jàng les arts martiaux dañ lay jàngal ay technique ci xeex mais soo meroon ba tàggali ko sa sago ci xeex dootoo nekkati boo dee judoka doo ko nekk boo dee karatéka doo ko nekk yi nga mënoon yëpp da nga koy ñàkk pourquoi nga ñàkk ko parce que la nga jàngoon la koy commandé ba nga mën koo jëfandikoo mooy sakina mooy sérénité boobu. macha allah noonu la nit ki ci kanamu benn phase yaa ngi yor benn société benn situation de crise am na bu grave boo xam ni bu saafara wut la muy jur ci ak yàq ay dégâts kenn xamul nu mu toll boo imaginer dégâts yi mu xañ la sérénité ba boo jàkkaarloo sa problème yooyu da ngay lox doo saafara situation boobu il faut nga am sérénité bu ëpp problème bi ba mën a jàmmaarloog situation boobu nekk ki nga nekk calculer boo xoolee calculer natt dem yàlla dina la woon yoon woo xam ne da nga ci jaar parce que am nga ko déjà am nga solution bi. kon oustaz gis naa ne kon sérénité contraire mooy stressé ba gis naa ñu bëri dañuy stressé léegi d'ailleurs autant da noonu wax nit ñi dañuy stressé wu da nga ko doon dégg ci dëkk tubaab bi mais léegi Sénégal lam daal dinaan damay stressé wu mais oustaz kon sakina mooy dal boobu yan meññit lay jur maanaam nit ki bu fekkente ne dafa dal dafa serein lan la koy jural si lu positif. bokk na ci li mu koy jural nit yàlla daf ko bind ci yokk xam nga ñun suñu yaram yi comme ni nga ko doon waxee ci benn ci suñu jataay yi nit dafay yokk di defaru di gën di baax di gën di amélioré wu biir nit itam dafa am croissance bu fa war a am croissance boobu pour yàlla defal ko nit il faut sakina def masalan boo xoolee alquran dañu wax walladi anzala sakinata fi qulubil muminina li yazdaadu imanan maa imanihim dafa ni moom moo wàcce sakina ci xolu jullit ñi gëm yàlla wax sabab bi li yazdaadu imanan maa imanihim parce que yàlla dafa namm ci ñoom seen ngëm di yokk
bis bu ñu xëyee martaba bi nu am ci seen digg ak borom bi di yokk ñuy dox di gën di jege yàlla. kon nit bu amul sakina bu perdre sakina kon dafay freiné. très bien. dootul yokk te bu nit ki yokkootul nag dafa commencé wàññeeku parce que àddina mouvement la da ngay yokk wala nga wàññeeku mais stagné moom ci dee la nekk amul ci àddina. donc loolu boo xoolee njariñ la boo xam ni alxuraan indi na ko man ngaa andi yeneeni njariñ yu bari bokk na ci ki am sakina yàlla wax nañu ni mooy yeyoo yàlla wall ko ak malaul a'la xam nga àddina bi mën nga wax ni ñaari àddina la ci waxin li ñuy gis nii li fi nekk. le monde visible. ak li ñu gisul. le monde invisible. waaw le monde invisible foofa fa la ñuy wax malaayika ya. kon monde invisible existe na oustaz. am na bu baax ndax xëyb alxuraan andi na ko ñoom jibril malaayika yi malakal mawti raqib ak atiid malaayika yi bi nekk suñu wet kii nekk suñu wet ñooñu ñëpp ñu ngi fi di dund ak ñun ñooñu ni monde visible di ànd ak nit ànd ñëpp kenn jékki-jékki ñëpp bëgg ko bu jógee ñëpp tàcc ko noonu la monde invisible di ànd ak nit. monde invisible mooy àdduna boo xamante ni kenn mënu ko teg. kenn gisu ko ñoom jibril nga nekk seen xarit nekk xarit su ñoom Mikaayil ñoom ñëpp nga nekk seen xarit te ñooñu nekk seen xarit day tekki rek ni yàlla dafa ànd ak yow. masalan alxuraan daf lay nettali yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu nekkee ci wéetaay yàlla ni li ma ko defal mooy jox ko sakina boole ko ak ñooñu ñu ànd ak moom bi nga xamee ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam a ngi gàddaay dafa nekk ci xat-xat yu metti illa tansuruhu faqad nasarahu llah id axrajahu alladina kafaru thaniya ithnayni id huma fi lgaar id yaqulu li saaxibihi la taxzan inna allaha maana fa anzala allahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha yàlla wàcce ci moom maanaam dafa wéet jàppalewu leen ko waaye yàlla moom taxawu na ko boole ko ñu gëm yàlla waaye boole ko ka mu àndaloon muy Abubakar Siddiq ñu ne ci biir xuntuma muy wax waayam ji ka mu àndal saxaabaam ba naan ko bul jàq yàllaa ngi ànd ak ñun yàlla ni keroog ba mu waxee loolu ci tolluwaay boobu fa anzala allahu sakinatahu alayhi yàlla wàcc ci moom ak dal ci moom wa ayyadahu bi junudin lam tarawha mu rafaatal ko boole ko ak ay soldaar yoo xam ni moom yéen du ngeen leen gis te ñoom ñi ngi ànd ak moom bi junudin lam tarawha mooy yàlla boole la ak ñoo xam ni nit ñi duñ ko gis mais yàlla gis na ko ñu ngi ànd ak ñoom boo xoolee ba tey di nga gis ni sakina mooy may nit àddina ni mu jaxasoo xam nga lislaam am na ñu ko bañ dëkk ba nga nekk développement rek am na ay noon am na ñoo xam ni seen liggéey guddeeg bëccëg subaa ngoon mooy buñ développé am na ñoo xam ni mbalit ñii la naqari ci mbedd mi moo leen neex ñoom am na ñoo xam ni désordre bi ne ci dëkk bi nga koy mettitlu moo leen neex ñoom am na ñoo xam ni li la naqari ci jikko yi ñoom loolu la ñuy liggéey pour mu yokku kon toujours ñaari camp yi def fi nekk mais camp bi nga xam ne dañu nekk ci safaan bis bu ñu amee énergie ba manifester ko ba am fugg boo xam ni moo leen di tax a jëf ba taxaw menacer àddina li yàlla di def ci jullit ñi bu keroogee mooy sakina pour ñu mën a jàmmaar la lool mais du fugg bu mel ni moom. contraire bi en fait. contraire bi la yàlla def ci nit ñi moo tax nit kuy tëb di def te du réfléchir ci lu muy def di yàq te du réfléchir ci lu muy yàq tegu ko ci plan tegu ko ci xalaat tegu ko ci dal kooku mënul nekk ku nekk ci loxo yàlla ñu ni kii lislaam lay liggéeyal ku liggéeyal lislaam du nekk ku réactionnaire koo xam ni ci réaction lay jëfee déedéet mooy phénomène terrorisme bi ngay dégg ay gars yoo xam ni da ngay gis koo xam day mer ci benn situation dem def dégâts boo xam ni mën naa la muy def sa jotewul dara ak situation la boo xoolee alquran wax ñu mu ni is jaala alladina kafaru fi qulubihim alxamiya xamiyata aljahiliya fa anzala allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almuminin wa alzamahum kalimata taqwa wa kaanu axaqa biha wa ahlaha yàlla ni ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla dañoo yar seen bopp
def ci seen biir xamiyatal jaahiliya mooy jomi bëgg a aar ak jaahiliya mooy ak ñàkk gëm yàlla ñàkk dund yàlla ñu am tàngooru bëgg koo aar mu jaral leen lu ne ñu ciy wootante di ca def seen doole ne yàlla ni moom du def ci ñi gëm yàlla xamiyatal islaam déedéet fa anzala allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almuminin arme bi yàlla jox jullit ñi pour ñu dékk loolu mooy mu jox leen sakina ñu xam fu ñuy teg seen tànk xam lu ñuy def ak luñ dul def lu ñuy jàpp ak luñ dul jàpp kañ lañu war a def lii ak kañ lañ ko war a def macha allah dégg nga kon boo ko xoolee ci alxuraan nga topp ko barab yi ko alxuraan indi mën naa la citeel beneen barab xaaj biram yàlla nee na njiit bu amee te mu war a am bu waree am te am xel day dal sakina day am gis nga bi ñuy werante loolu benn xañ na danañ ci ñëw ci benn ci suñu leçon yi bu ñuy waxtaanee leadership ci buntu développement personnel ba tey yàlla ñu wax ni njiit li nga xam ne dañ ko doon tànn ci alquran parce que dañoo amoon benn défi ci société bi war ko relever yonent ba ñëw di leen wax yàlla tànnal na leen njiit ñu ne ko njiit kooku matul njiit ndax nangam ak nangam mu leen di wax luy waral luy wane ni moom moo nekk war a nekk seen njiit nga xam ni ci ngay jàngee critère leadership ci alxuraan ak nu mu ko traité yonent ba muy wax ak ñoom muy daawuda wa qaala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi an yatiyakum taabuutu fihi sakinatu min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu musa wa alu haruna taxmiluhu almalaika inna fi dalika la ayatan lakum in kuntum muminin ci sourate Baqara kon xel bu dalul ci nit sax du mën a nekk jiit waaye xel bu dalul ci benn situation kenn jiite ko dara du mën a am duñ mën a relever benn def kon boo ko xoolee ci alxuraan ñu topp ko ay barab yu bari la xaj na dañuy ubbi bunt personnel mais liñ bëgg a tënk rek mooy sakina dal sérénité mooy caabi ji ubbi buntu nit mën a jëfandikoo capacité yi nekk ci biiram yépp pour mën a nekk li mu war a nekk. alhamdulilah donc Oustaz mi wax sérénité mooy dal parce que boo xoolee day dëppoo sax wax bi nga xamante ni ataani min allah wala ajalatu min asheytaan ataani def nànk dal min allah ci yàlla jógee wala ajalatu min asheytaan maanaam loo xamante ne yàkkamti la amul organisation amul plan d'action amul planification amul planning loolu souvent maanaam mbiru seytaane la donc kon développement personnel Oustaz doon insister maa ngi commencé comprendre muy wax ni kon doomu aadama bi li muy njëkk def moom mu fixe ay objectifs am dans sa vie parce que da ngay fixer ay objectifs de la journée du mois de la semaine de l'année de ta vie te loolu moom mooy nit ki maanaam pour mu dem ci kanam foog mu xam suba lan la programme pour def suba mooy organisation boobu te yaa ngi insister nit mënul am organisation lu leen dafa dal sere képp koo xam ne day mbëkk rek souvent il n'est pas bien organisé mais Oustaz li nga xamante ne mooy sakina gis nañ ni ku rëy wala koo xamante ni organisé wul maanaam souvent dafa ñàkk sakina boobu mais yenn jumtukaay yi ñoo gën a yomb ci alxuraan nit jëfandikoo ko pour am sakina. waaw jumtuwaay yi gën a yomb xam nga yàlla dafay wax fa anzala allahu sakinatahu mu mel ni sakina luy jóge ci yàlla di ñëw ci nit la kon lii maye jumtuwaay bi jiitu la koy maye mooy ànd ak yàlla boo xoolee ci place yi mu ko cité yëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu ànd ak Abu Bakar fa anzala allahu sakinatahu alayhi li ko waraloon mooy dafa nekkoon ci cause yàlla nit bu nekkee ci dëgg nekkee ci li mu war a nekk day am fit xelam day leer mais nit bu nekkul ci dëgg dafay ñàkk sakina dafay gaaw a perturbé wu gisoon naa fekk bi la ko yàlla di wanal yaxsabuna kulla sayhatin alayhi loolu bërët rek lu nuy bërët ñu ni ci sama kaw la jëm si pourquoi parce que maanaam sàcc bi dugg ci kër jaamu di sàcc xaaju guddi benn xob buy naaw mën na koo dàq ndax fi étape bi mu nekkee noonu dafa nekk ci tooñ kon li jiitu ci liy may nit sakina mooy nga nekk d'abord ci li nga war a nekk deuxièmement li nga bëgg yow ak fi nga jëm mu leer ci sa bopp ndax li ngay def mooy li nga doon wax ci développement personnel fekkente li ngay def leerut fi nga jëm leerut bu dara ñëwee di la perturber boo defee loo wërta def doo xam ndax def nga loo tracé wul woon wala lii lu nga war a def wala defoo ko
mais soo tegee yoon wi nga war a jaar ni lii laa war a def moo xam da ngay jàng moo xam da ngay liggéey moo xam da ngay yor sa entreprise moo xam loo doon nga teg sa yëf ni nii laa war a defee bi nga koy teg yaa ngi ko teg à tête reposée comme ni ñu koy waxee en français yaa ngi ko teg ci jamono bi nga amee sakina mais soo génnee ci dans la vie active de la société fale yi perturbé di nekk koo gis ci nit ñi nii bu wéetee ngegenaayam nit ku nite lay doon ku am ay programme lay doon ku mën a planifier lay doon mais fan koy ñàkke mooy bu ñëwee ba ci société bi dafa am ñu am sérénité. alhamdulilah donc Cheikh Taher ñu ngi lay gërëm si surtout pertinence thème bi waaye pertinence analyse bi vraiment am na solo donc kon mbokk yi waa Ilahira ñu ngi leen di dénk aussi benn jumtukaay bi oustaz jox muy conseil mooy ñiy dal si lépp dal suñu dund dal suñu organisation je pense loolu mooy tax ñu mën a atteindre suñu objectif donc lépp lu jub ci borom sant taala la lépp lu dëng ci matatik doomu aadama la asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh. bismillahi rrahmani rrahim hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi laylatin mubarakah إنا كنا منذرين فيها يفرق